tey dañ fi dajaloo pour waxtaanee tabaski 2022 xam ngeen ne président de la République génne na benn circulaire pour wax li ñu santaane ci tabaski yi maanaam comme niñ koy defee at bu jot bu tabaski jubsee dañuy woyofal lépp loo xam ne mun na dañuy yombal lépp loo xam ne mun na tax réew mi am xar yu doy dañuy dindi taxi yi oto yi circuler ci diggante région ak région ñu yombalal leen nu ñu ñëwee ci biir daral yi aussi ñu yombalal teefanke yi lépp loo xam ne dina tax ñu mën a jaay xar njëg bu yomb même bu fekkee ne remarqué nañu ne nuñ leen gën a yombalelee rek la ñuy gën a seeral xar yi loolu nañ ci waxtaanaat ci kanam tuuti bu ko defee acteurs yëpp invité nañ leen voilà je crois que ñi ñu gën a bëri ci ñu woo dikk nañ léegi nag dañuy tàmbale waxtaan wi dañuy commencer jox chef de service départemental élevage mu defal ñu exposé boo xam ne dina wax naka la ñu organiser woon tabaski bi daaw li ma mën a kii rek balaa ma koy jox kàddu gi keroog ministre de l'élevage bi mu fi ñëwee di seeti sàmm yi nga xam ne dañoo loru woon dafa ñëwoon fii sama bureau man ak moom ak yàlla rek ma ne ko gis naa ne man at yi ma fi nekk yëpp moom day def tournéem dem Missira dem kawoon tëb Mbirkilaan te wax dëgg yàlla loolu neexuma mu ne bu soobee yàlla ren ji dina ñëw Mbirkilaan waaye problème am moo nekkoon mu ne buy doon def tournée bi Mbirkilaan day fekk kenn nekku fi ma ne ko nag débrouillez-vous ngeen def tournée bi ba encadré ko ci benn dimanche mu woo directeur de l'élevage ci sama kanam mu ne ko Mbirkilaan ren nañ ko programmer ci tournée bi directeur de l'élevage ne même bu ñuy def ministre bi jógee Dakar ñëw Mbirkilaan kese dellu incha allah dinañ ñëw Mbirkilaan kon nag ngeen sóoraale loolu yéen ñëpp képp koo xam ne mu ngi yëngu ci foiraay bi na sóoraale ne ren ji incha allah ministre bi dina ñëw nemmeekuñu te loolu dafa war a tax ñu gën a góorgóorlu pour que bu ñëwee mu bañ a rëcc lu mu doon ñëwee bu ñëwee mu gis fi loo xam ne doy na ko ba nga xam ne déwén encore dina programmé waat ñëw Mbirkilaan waaye bu ñu yaafuusee rek bu ñëwee gisu fi dara lu ko doy beneen yoon day naan Mbirkilaan moom c'est pas la peine te je crois que foiraay bi loolu taxuloon ñu tabax ko bu ñu ko tabaxee c'était pour que mu nekk foiraay bi gën a rëy ci Sénégal ndaxte nguur gi def ni ci xaalis yu bëree donc loolu je crois que dinañ ko sóoraale ci CDD bi képp koo xam ne am na ci idée pour que ñu gën a mën a taxaw ba bu ñëwee du ñu am ngàcce mu wax ci xalaatam sans plus tarder damay jox kàddu gi Samba Thioy xëy na am na ñoo xam ne acteurs yi ko xamaguloon moom mooy chef de service départemental de l'élevage et des ressources animales bu bees bi moom moo remplacé Seybou Dansokho. avant tout aussi damay ñaan yàlla may ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabil alamin ba tabaski bii ñu jëm gënal ñu tabaski yi ñu fi jaar yëpp yàlla mën na ko yàlla def. bon comme ni ma ko waxee léegi ci introduction bi xam nañ ne chaque année musulmans yëpp dañuy célébrer li nga xamante ne moom mooy feetu tabaski moom la ñuy wax sacrifice d'Abraham te tabaski kii boobu feet boobu dafay nécessiter ay xar yu bari feet boobu aussi dafay nécessiter aussi ñu ubbi marché yi ubbi aussi frontières yi mu nekk éleveurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci sous-région bi muy Mali di Mauritanie ak Burkina ci feet boobu ba tey état du Sénégal comme ni ko préfet waxee dafay assurer approvisionnement bu correct boo xamante ne chaque famille dina am xar bu mucc ayib ci ay conditions yu baax. département Mbirkilaan nag xam nañ ko ci position géographique am parce que mu ngi nekk ci kaw tali bi mën naa ne sax zone de carrefour la parce que oto yi jógee Mali ak Missirah yëpp fii la ñuy jaar pour mën a dem Dakar position am dafa nekk zone centre
maanaam zone boo xam ne zone d'attente la aussi bi yóbbu xar yu bëri aussi bu ñëwee fii la ñuy jaar. ba tey ci préparation daaw am na benn plateforme boo xamante ne ministère de l'élevage moo ko tegoon muy sama xaru tabaski boobu aussi da doon permettre nit ñi mën di jënd ak jaay ci internet. loolu yaakaar naa àdduna dafay dox te day dem ba ci kanam boo xamante ne yéen dootul génne xaalis bii plateforme bi dafa doon permettre nit ki mën na tollu Dakar bëgg a jënd xar xamul fu muy jëndee xar ki nekk fii su dugalee données yi nekk biir Mbirkilaan dina gis ci plateforme bi par exemple xar bu jar 50 000 wala peut-être mu ne xar yi fii am na quantité boo xamante ne bari na par rapport ak Dakar su ko defee moom dina mën a jëm directement biir Kaolack biir comment dirais-je biir Mbirkilaan pour mën fi jënd. donc plateforme bi loolu moo ko taxoon jóg daaw. am na beneen lettre boo xamante ni mooy lettre 590 du ministère de l'élevage ak direction des services vétérinaires du 15 juin 2021 boobu aussi tamit daf ñu permettre woon ñu remonter données yi nga xamante ni moo amoon chaque département. par exemple dañu doon def ay recensement xool xar yi nga xamante ni moo am ci département bi ñu envoyé ko su ko defee suñu defee totalu Sénégal mën a xam exactement Sénégal ñaata la soxla ci xar pour mën ko indi. bii lettre bi jotoon nañ ko daaw. am na beneen CDD boo xamante CRD boo xam ne defoon nañ ko Kaffrine aussi ak CDD boo xamoon ne defoon nañ ko fii biir Mbirkilaan pour mënoon préparer tabaski bii ñu génn. am na aussi benn comité boo xamante ne aussi tegoon nañ ko pour suivre tabaski bi. bon bii tableau boo xamante ne dama ko defoon depuis 2018 ba 2021 mooy xar yi nga xamante ne ñëwoon nañ ak yiñ jaay ak yi nga xamante ne exporté woon nañ ko. donc boo xoolee 2018 amoon nañ 32 868 ñu ngi jaayoon 20 894 ñu ngi exporté 11 974 bu ñu xoolee 2019 ba xool 2020 xool 2021 dinañ xool ne aussi 2019 2020 li ko waraloon moo doon mbas mi moo taxoon effectif bi xawoon wàcc tuuti bu ñu ñëwee 2021 bi gis nañ ne dañu amoon 48 493 xar yoo xamante ne moo fi nekkoon yu ñu recensé woon. par rapport ak yi ñu jaay mu ngi tolloon ci 27 194 yi ñuy exporté toll ci 21 299 kon ci ñeenti at yi 2021 bii ñu génn gis nañ ni am na moo ëpp yeneen at yi ñu génn donc loolu dañ koy sant yàlla encore. bii ba léegi approvisionnement ci marché bi la dama def à J-3 c'est-à-dire que bu tabaski desee ñetti fan effectif yii la ñu recensé woon yii la ñu jaay ak yii la ñuy réexportation c'est-à-dire que yi jógee fii dem Dakar. wala muy dem Thiès wala muy dem Kaolack wala muy dem feneen moo nekk nële bu ñu xoolee ba tey 2021 aussi moo ëpp. fii aussi ba tey dama def cumul bi mais aussi dama def provenance xar yi fan la ñuy faral li ëpp fan la ñuy jógee bu ñu defee Mali Mbirkilaan mooy yi nga xamante ni moo am fii mooy xaru yar yi ñi génn yóbbu ci daral bi Koungheul xar dafay jógee Mauritanie aussi xar dafay jógee. ba Mauritanie ba Burkina aussi bu ñu xoolee fii variation bi dañuy am 18 014 en 2000 au total su ko defee dañuy am taux de variation bu 59,10%. c'est-à-dire que am nañ benn plus bu 59,10% 2021 par rapport ak 2020. bon kii c'est un diagramme bu ñu illustrer rek bon wane ne 2020 ak 2021 différence bi. ñaari année yi ba léegi ci bilan bi bon dañuy justifier rek augmentation 2021 par rapport ak 2020 bi dañuy wax ne l'augmentation des effectifs présentés peut être justifiée c'est-à-dire que mën na justifier augmentation bi ñëwu burkinabé yi parce que daaw décompté nañ 9 camions yoo xamante ni ñoom indi nañ ko te chaque année dañuy gis aussi ne maliens yi dañ fiy ñëw mauritaniens yi aussi chaque période tabaski dañuy nekk ci daral bi. ba léegi ci sécurité bi bon li ñuy wax sécurité bi daaw ñi ko assuré woon mooy ASP yi ak gendarme yi donc vraiment ñoom aussi ñu ngi leen di jaajëfal parce que daaw vraiment maa ngi laajte mais amuloon benn cas vol donc loolu aussi dañ koy sante yàlla par rapport ak année yi fi jaar. situation sanitaire bi aussi daaw aussi amuñu benn maladie contagieuse maanaam amul benn maladie boo xamante ni dafay wàlle par rapport parfois. di nga gis yenn fractures yi ak yenn cas jaare yi parce que loolu mënul ñàkk parce que oto yi def ay 200 150 bu ñuy wàcce oto yi du ñàkk boo xamante ni dina ci damm mais yooyu aussi dañ koy jël ñu xool ko bu fekkee amul benn problème ñu jox ko boucher yi mais yi nga xamante ne aussi am nañ injecté nañ leen maanaam am na antibiotique yooyu dañuy préférer garder ko ñu bañ ko jaay.
bon ba léegi ci alimentation bi aussi disponibilité bi parce que chaque année aussi li ñuy alimenté mooy ngooñ bi ak ñax bi ak ripaas bi bon ministère de l'élevage chaque année aussi moom dafay appuyer daral yi ci benn quantité aliment. bon yii moo nekkoon prix daaw yi ñu doon yu ñu gisoon ci marché bi prix bi ci gënoon ndaw mu ngi tolloon ci 50 000 francs bi ci gën a rëy mu ngi tolloon ci 400 000 francs donc mën nañu wax ne daaw le bilan a été satisfaisant. bon bu ñu duggee nag ren ci préparation tabaski 2022 lettre bi ñu njëkk a jot mu ngi jógee ci ministère de l'élevage ñu ngi ko jot le 1er mars 2022 bii aussi daf ñu doon ñaax pour toutes les régions ñu organiser ay CRD pour mën a préparer anticiper sur la préparation de 2022 donc cela veut dire que le ministre a pris toutes les dispositions pour que cette année-ci tabaski bi mën a jaar ci mën a am ci anam yu baax. donc moo tax mu envoyé lettre bi depuis le 1er mars pour ñu def CRD yi am na CRD boo xamante ni def nañ ko Kaffrine le 10 avril. am na aussi beneen circulaire boo xamante ne comme ni ko préfet waxee moo jógee ci président de la République muy numéro 255 paix du président message du 22 avril 2022 bi aussi dafay faciliter mooy déplacement yi camions yi charge yeeg bon les comment dirais-je ñu wàññi taxi yeeg tout ça pour ñu mën a am approvisionnement bu doy sëkk bii aussi dafay valable du 11 mai au 24 août donc camions yi déjà mën nañu am taxi yeeg yëpp dañ koy wàcce ba du 11 mai au 24 août donc le 24 août à minuit ci la date de validité bi di jeex. donc ba léegi ci préparation 2022 CRD bi ñu def CDD bi ñu def nii c'est juste pour résoudre certaines difficultés. am na aussi beneen circulaire boo xamante ni jot nañ ko relatif à la remontée des données sur l'état des lieux de l'existence en mouton. Cela veut dire que ñu xam ñaata moo am ci département bi commencé nañ def recensement bi su ko defee suñ ko envoyé dañu mën a xam gap bi ñaata la ñu war a mën a uti ko feneen donc loolu aussi commencé nañ ko depuis le 20 mai la lettre bi génn. bon ci conclusion damay wax rek ne pour ñu am tabaski bu mucc ayib il faut que service yu bari regroupé wu maanaam service d'hygiène service de l'élevage gendarmerie urbanisme ñëpp regroupé autour du en fait de les autorités administratives mooy ci préfet pour ñu mën a am tabaski bu mucc ayib mais également aussi les collectivités locales mooy les mairies ak les professionnels du bétail c'est-à-dire que mooy teefanke yeeg ñëpp ñu mobiliser wu autour d'une table pour mën a am tabaski bu mucc ayib. de la mise sur le marché d'animaux de qualité répondant aux exigences de la tabaski c'est-à-dire que julo yi aussi bu ñuy indi xar yi ñu xam xar yi ñuy indi parce que dem ba Mali aussi di indi xar boo xamante ni da lay leer ne kii tabaski parce que tabaski dafa am yenn exigence yu muy laaj xar bi warul manqué béjjén bi warul manqué geen bi war na nekk xar bu mat donc cela veut dire que loolu aussi war nañ ci mën bàyyi xel. ba léegi damay wax rek ne je demeure convaincu que les différents partenaires ont pour souci c'est-à-dire que ñëpp ñoom leen rek moo nekk seen xel muy ñu gagner le pari de la préparation c'est-à-dire que muy gendarmerie muy douane service d'hygiène di élevage ñëpp ñañ xam ne mbir mi du élevage kese c'est l'ensemble des services techniques ñoom ñooy regroupé joxante loxo pour mën a am tabaski bu mucc ayib. ñu ngi leen di sant leen gërëm. d'ailleurs fi ñu njëkk a commencé di ñuy wax daaw ci problème mu daral bi comme na beneen fi li ñu njëkk ci difficulté yi ndaxte booy xool porte yi dañ na mais defar nañ ko pare monsieur le maire yaakaar naa ñaari porte yi defar nañ ko benn bi defar nañ ko pare mu ngi kër Amosé yi dem yóbbu ko installé moo ci des toilette yi seen problème ndox la ndox mi daaw préfet mayoon nañu ay tiwo mais tiwo yi jógee ci robinet bi moo mënul àgg ci toilette yi di wax yàlla dimbale ñu bricolage coow li bëri na lool mais 5 ans yi ñu génn sàcc amu fa guddi di remercier bu baax nag ñi nga xam ne yor sécurité bi boo déggee ñu ne 5 ans amu fa sàcc guddi ndaxte bricolage ku xamul at yi mel ak at yu wees xam ne am na différence bëccëg nag mënuñoo garder sa xar bëccëg mënu la garder sa xar guddi di wax encore ci aliment de bétail bi ndaxte daaw at yi boo xool ay 10 tonnes mais yàlla dimbali ñu ak préfet daaw am nañ li nga xam ci aliment de bétail mosuñu ko am monsieur le préfet gars yi ne ñoo ngi sant di la ci gërëm booy xool daaw
naar yi niñ daal ñëwee léegi ñëweetuñ ko ndaxte bu njëkk naar yi léegi dañoo trouvé beneen formule bu ñu jaay seen marchandise booy xool dañuy ñëw wàcc mardi Missirah def fa mardi mercredi jeudi ñu ñëw Birkelane def fi vendredi samedi dimanche xam nga nag ak ni ñu doon xoolee dañu fi daal ñëw avant le 15 ci mois de Ramadan lañ fi daal ñëw am fi 3 mois te loolu léegi lu bëri amatul ñu jéem a xoolaat am na benn naar boo xam ne xam naa sama tonton Cheikh dana si ñëw mu naan xam di kooku moo yor orientation naar yi kooku monsieur le préfet dañu lay ñaan en tant que autorité boo ñu ko mënoon approché te xam di naar yi booy xool benn bopp lañ am di mooy yor seen yëpp fu mu jëm fa lañ jëm mairie Kahone bi dafa déplacé fii dem ba Mauritanie dem waxtaan ak moom ñu am lu ñu ko dig am lu ñu ko jox foofu noonu mooy xool presque bu kii ñëwee bu ñëwee Birkelane bu ñu tabaski des na semaine ñoom ñëpp dañuy dem Kahone te neex ko xamoon ne Birkelane moo nekkoon capitale bétail au niveau national ndaxte ñu ñëpp si lañ doon tedd ñun di ñu jàng seen daan lijjanti di fay suñuy scolarité di si def suñu dépense kër ku tey ku amoon ganu naar xam nga ne ak léegi Birkelane am na changement. maa ngi rafetlu tam si woote bi ndax si opération tabaski lañ toll parce que ñëpp ñu ngi koy waajal nde li ñuy wax rek Birkelane foog naa ñëpp ñoo ko ràññi si opération bu mucc ayib boo demee Mali boo waxee Birkelane ñëpp xam nañ Birkelane boo demee Mauritanie boo waxee Birkelane ñëpp xam nañ Birkelane boo demee Burkina noonu ñun ñi foog naa acteurs yi éleveurs yi ñu fi toog yëpp dañuy dem Mali dañuy dem Burkina dañuy dem Mauritanie waaye fii am na acteurs yoo xam ne xamuñ lenn lu dul am mbuus xamuñ lenn lu dul yar jur nde ay jàmbaar dégg ñoo nekk ci département bi ñoo nekk ci région bi léegi nañ ñaan rek yàlla jàppale ñu daal ba ñu am tabaski bu mucc ayib. maa ngi leen a nuyu kenn ku nekk turam ak santam lu bu ñuy am information daral ngeen jéggal ma nag olof bi neexut information bu ñu koy am ci ñoom Demba lañ koy amee te ñoom Demba nee nañu wax dëgg yàlla daaw amul benn problème lenn nax maa ngi leen koy ñaan maa ngi leen koy dénk pour jigéen ñi dina si am ñoo xam ne dañuy sonn ci daral bi te jigéen ñi ci daral bi lañ bokk ndax kuy jaay boo amul loo lekk doo jaay te ñoom jaay lu ñuy lekk la ñuy jaay dippi toggukat yi jaaykatu soow yi nañ leen de yaatal ñu dimbale leen te boo yoree sa alal yeew ko amoo koo ca bàyyi doo mën a dem de génn itam de jëndi loo lekk. lu rey Birkelane yëpp mais maire Missirah moom yàgg na mi ngi xëcc pour naar ñëw ci moom lu mu leen xëccee léegi jamono boobu ñun amuñu sécurité ba doy fi mu nekk nii ñoo ëpp sécurité sax Missirah yaakaar fekk na ñoom am na ay kër boppam kenn bu nekk mu ngi ak kër boppam léegi yaa ngi ñëw ci luuma jógu fii Birkelane ñëw bii si luuma delluwaat sa kër dugal sa xar uti sa gardien tëj ko bokkul yaa ngi fanaan ci biir dara wala yaa ngi felal loolu rek mooy rey Birkelane waaw léegi na wàll ripaas day yéex mbali ñëw at yëpp day yéex ñëw wala naar yi dañuy gis seen bopp dañu xam sax ñëw na wala ñëwul ba dem yi am fukki saaku wala juróomi saaku loolu mbali encore ñoom Missirah dañu am seen quota ba bopp naar yi ñëw foofu yëpp li ñu war a am ñu jox ko si présidental mu séddale ko ñun loolu foofu amuñu ko de ñun ñoo xam ne ñu jiite fii même ba Mali bi foofu lay wax amuñu ko fii ñoom ne loolu foofu am nañ ko maanaam li ñu ñëw ñoom dañu am seen wàll bu doy ñun loolu moom manqué nañ ko ñoom Birkelane asalaamaaleykum wa rahmatullah. bu loolu weesoo tamit comme lu ñu waxee affaire préparation tabaski ci wàllum sécurité ci ñeenti at yi Birkelane moo fi amul problème ci wàllum sàcc Missirah am na lu fi nekk Kahone am na lu fi nekk boo xoolee ci daaw suñu benn mbokk dafa jaay fi xaram Kahone ba pare noonu lañu ku fee saakam yóbbu dem bëccëg Kahone fii ci loolu musat am fii ci Birkelane ci wàllum tamit nit yi bu bàyyee fii Birkelane mu nekk Missirah ñoom ñëpp dañu am foofu ay kër képp ku fi jaay fii xaram am na ñoo xamante dañuy am ay seen oto bopp sax dañuy indi seen xar comme suba alxamisa bi yendu jaay bu ngoone yebaat seen xar dëkki Missirah loolu moo tax naar yi bàyyi Missirah du leen suñu mbokki Mali ñoom ñëpp tey alhamdulilah kenn ku ne am na foofu kër boo gisee ngay ñëw ci dëkki jaay wala nga toog foofu diggante Birkelane ak Missirah boo amee foofu kër doo mun a toog fii foofu ngay toog am na ñoo xamante ñoom ñëpp foofu la ñuy toog loolu rek moo rey Birkelane du leneen moo rey Birkelane waaw man luy laa am ci li may wax maa ngi jéggalu na léegi nag li ñuy wax ci Birkelane benn dëkk ëpp ko sécurité
waa sandarmu di ñu ngi ciy def li nga xam ne benn dëkk defu ko ci li ñu cay def guddi ak bëccëg commandant bu fi nekk ñun ak yow ñoo bokk fanaan ci daral bi doo tëri benn yoon lu mu guddi yaa ngi nekk ci daral benn camp bu am ci daral bu ñu ko fuggee balaa une minute mu egsi ci daral bi bon nag xamal ne moom mu ngi ci taxaw ci li mu wax ci affaire li ñuy yokkoo ci prix bi ñuy def fii pour li ñu encaissé oto yi ñun ñoo ko sos at bi ñu jëkk fii 41 personnes lañ encaissé fii ku ne ñu ngi lay fay 40 000 te ñun amuñu loolu ba préfet demee ba mu dugal ci loko sécurité bi am ñu wàññi ko ñu ngi wàññi at bu ne ñu wàññi bee daaw 8 la ñu jël ku ne ñu fay la 60 000 te ñun amuñu lu ñu lay fayee te Mbirkilaan du fay ndok doo garder sa kar guddi ñun ñoo la koy gardeel bu la nekkee boo dugalee si kar ci biir daral bi dangay dem fanaani fu la nekk képp la ñu mënul gardeel karam ki nga xam ne da nga bay sa kar ci bitti kooku du ñoo la jéem a gardeel sa kar waaye bépp kar ju dugg ci biir daral bi ñun ñoo yore sécurité bi 5 ans bu passé benn camp wal amu ci biir daral bi préfet xam na ko sandar mu commandant brigade bu fi nekk xam na ko mboolem sàcc bi nekk fii ñun ñoo koy war a bañal suñu bopp parce que boo amee fii tey kar nga yeew ko ñu dugg ci biir kër gi kenn ñemu fi yeew kar bon nag ñun ñooy war a taxawal sax bu fekkee sax mun nañu am commission bi nga xam ne day garder ci biir Mbirkilaan guddi ñun war nañu taxawal loolu ñu dëkkañ Mbirkilaan war nañu taxawal loolu parce que dëkk àll yi ñu yëpp ñu koy def ñu ngi fay wasalaam. mu ne xam na ne forage bi commune bi li mu ci war a def foog naa mu ngi koy def ndax électricité bi ma nga fa même projecteur yi yokku nañ ko fa Sidi wax na ma léegi il m'a marché sur la langue wax na ne buntu yi ñuy wax ni portail yi foog naa ne réglé na ndax defaraat nañ ko am na yoo xam ne ñu war nañ ko monté ji kon damay wax ne commune bi wàlla mu ngi koy dox mu ngi béyaale waaram mais dañoo interpellé nag ci problème parcelle ku ne xam na ne fépp moo fay problème dëgg la kaay nag doxal suñ fooraay boo demee bañ nag ne la dang ñu jox ay kër dafay bëgg a métti la koy bëgg a méttilee moo di nit ñi nekk ci dëkk bi sax amaguñu ndax ñu ngi bëgg mais nag neewuñ leen aussi du ngeen am da ngeen a war a am comme gis ngeen ne mooy doxal suñ commune bi da ngeen a war a am mais nag nan ngeen di amee kër da ngay def demande kër da ngay def délégation dem voir le maire nga waxtaan ak moom wax ne lii moo bloqué suñu forêt buñ ci mënee am quelques parcelles képp kuy jaay mënuñ laa may kër mais am na ñoo xam ne ay personnes kii lañ ñooña ngeen proposé leen ne ñii may leen ndax ay personnes influentes lañ bu boobaa ñu may leen ñu mën a toog mais nag bu ngeen toogee di ko kaas te yegg si wu leen ci maire wax la ngeen war a wax foog naa ne day am sooxe ma leen di ñaan bu ngeen paree ngeen fexe nu ngeen ñëwee ci maire ñu toog waxtaanee ko ndax loo waxtaanee wu doo am solution bu ngeen ñëwee ñu seet ngeen wax ñu ne ñii ak ñii ak ñii bu ngeen leen mënee may terrain ñu may leen en plus de cela Birkelane dëgg la moo yore forage bi mais ñaari commune seq nañ ko yàlla commune la jaamal naawel ku fa dëkk nga Birkelane te commune u Kër Mbukki la bokk Kër Mbukki ku fa dëkk mën nga jaay si Birkelane boo paree ñibbi jaamal ku fa dëkk mën nga fa jaay si boo paree ñibbi ñu toog waxtaanee ko les 3 communes kenn ku ne xool loo mën a daggal say naar yëpp dëkk bu ñëpp mënta dëkk ñi ci ëpp am solo ñu dëkkal leen mais daal ma doon ñaan ñun ñetti communes yi ko seq ñu góorgóorlu seet nan la ñuy def ba octroyer leen ay terrain ñooña mën a tabax dëkk di mën a dëkkaaleel seen yeneen nawle ngeen jégal ko asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di jiital nuyoo bi ci monsieur le préfet ak les sous-préfets ak tous les chefs de service qui sont là donc di rafetlu jotaay bi bon c'est vrai que am na ay si yoo xam ne daf ñuy impliquer directement mais bi ñu ci soulever daf ñu xaw a impliquer un peu indirectement mooy le problème des toilettes je pense que soulever nga ko man dama ci bëgg insister parce que problème bi ngeen soulever mooy le manque d'eau man je considère que des toilettes qui n'ont pas d'eau toilettes yu amul ndox pour man du ay toilettes man sax des fois suñu ay liggéey dañuy préférer sax fermer toilettes yu amul ndox parce que li nga fa mën a jëlee comme jàngoro moom moo ëpp li nga fa mën a jëlee comme conséquence moom moo ëpp li nga fa mën a jëlee comme soulagement donc je pense que ni donc loolu je pense que war na nekk en tout cas problème mu ñi nga xam ne si ñooy jëfandikoo daral gi
ñu fexe ba en tout cas toilettes yi am ndox loolu moom c'est extrêmement important. Bon beneen aspect boo ci bëgg yokk nag loolu genre contribution la peut-être maa ko doon xaar ci perspective yi mais gisuma ko mooy peut-être su fekkee vous pouvez impliquer le service de l'assainissement suñu mënee jàppale ci ay toilettes mobiles parce que dañ koy def dans les grands événements ñu installer leen ay toilettes mobiles parce que même bu ñu defaree toilettes aussi mu am ndox te doyul aussi je pense que ni le problème va demeurer. Donc su fekkee vous pouvez impliquer le service de l'assainissement ñu wutal leen ay toilettes mobiles je pense que aussi mën na nekk solution bu baax quoi. Donc merci monsieur le préfet loolu laa amoon mooy wax ko. ngeen baal ma xam naa tooñu ma leen waaye liñ doon xaar ci yéen mooy sécurité bi ngeen wax dëgg la baax na trop waaye liñ doon déglu ci yéen mooy ngeen wax ñu nan ngeen di def ba daral gi dox ak nan ngeen di def ba xar yi yomb loolu la ñuy déglu ci yéen. maa ngi leen di jégglu bu baax nag di wax ne li tax ma wax ko mooy bëgg mu dox rek waaye duul critiquer leen parce que bu doxee dama ciy bénéficier wu ngeen bénéficier wu merci beaucoup. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu di leen sant di rafetlu aussi question bi ndaxte ñun en tant que maire de la commune suñu ñëwee fii rawatina caag suñu mbokk maire yi ci seen baax ci seenu mat ñu jël seeni kàddu jox ma ko ñun mënuñ leen a fay ndax xam nañ ñun lu nekk ñoonu ko gën a mérité ñoom ñoo baax rek jox ñu seen kàddu jox ñu seen responsabilité loolu nag dañ koy rafetlu di sant yàlla bu baax di ñaan lépp loo xam ne li dox nañ ba yegsi ci ni nga xam ne noonu lañ doxee ba yegsi ci programme tabaski ji loolu dafa ñuy fekk ci mbir yu bare waaye ñu xam ne daal maire ci gàttal dafa nekk jëmm joo xam ni dafa nekk ci bopp askan wi ñi di ko xaar ci lu nekk loo xam ne yitteel na askan wi mu bàyyi ca xel lépp lu mu ci mën mu def ko te bañ koo yeexee te def ko ci xol bu tàlli def ko ci sentiment xam ni it du dara loo xam ni lu ko war rek la ndax kat nit ñi moom bu ñu yëkkatee seen waaw jox la noppi nañu ci teraanga buñ la ameel yow kay yaa des waaye yow desee la tuñ la dara ba tax na nag bu ñu xam mukk sa bëgge bu ñu xam sa ñàkk xam lu la war ndaxte kat nit ki moom fa mu lay fàkkal nga daanu fa rek moo dal xelam waaye feneen foo daanu fudul fa mu la fàkkal xelam dootu dal te nag la mu mën lépp def na ko pour yëkkati kàddoom jox la ku ne xam ne ni dafa nekk loo xam ne yombut ndax kat li ëpp ci nit ñi dañu naan waaw kii la ñu bëgg ñu door la faa teg comme que nag ñoom ñépp nee ñu waaw kii la ñu bëgg la ëpp lool la ñu wax kon ñooña lépp looy def war nga ko def pour ñooña puisque mënatu leen a fay mënatoo leen a fay bul seet sax ki ni woon déet bul seet ki doon hésité waaye seetal ni yàlla moo dogal ñi ëpp wax ne waaw kii la kon nag loo def lu dul daal jéem leen a fay njëkk jéem a fay bor bi te bor bi du dara lu dul teraanga bu war ci ñoom rek fas ko yéene loo ca man rek na nga ko def te bu ko yeexe bu ko xiinal na am solo man de foofu laa nekk te foofu laay woo sama mbokku maire yëpp ñun daal amuñu dara lu dul wax lu dul sant leen sant population bi yëpp di ñaan yàlla yal na leen yàlla defal jàmm nu dem ba événement yi yëpp ñu dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm ak alhamdulilahi rabbil alamin na ñaan yàlla naal boobu yàlla na ko yàlla eggale nu mu gën a gaawee ak nu mu gën a rafete ndaxte kat comme ni ma ko waxee léegi mbégte rek la pour région bi loolu nag li ma ciy tontu lu gàtt la yàlla dafa ñu jox koo xam ni kii dafa nekk nit koo xam ni nit ñi rek moo ko ñor muy le ministre Abdoulaye Seydou Sow jëmm la joo xam ni président wóolu na ko lool waaye dafa ko teg ci xam ni nit ñi ñëpp ñoo ko wóolu région Kaffrine ñoo ko wóolu te wóor na ma ni moom lépp lu mu dégg war caa taxaw du ci am benn tànqamlu du ci am benn yeex-yeex wóor na ma ni Abdoulaye Seydou Sow na ngeen taq ci moom rek taq leen ci moom dana informer maire yëpp président conseil départemental yëpp
bu soobee yàlla kenn ku ci nekk la nga ca war a taxaw da nga ca taxaw ndax moom seetaanul de lépp luy sagu Kaffrine lépp loo xam ne lii titre la pour Kaffrine lu mu ca man dina ko def man de dama leen di jox sama waaw ci kaw taq leen ci Abdoulaye Seydou Sow moom na jottali seen kàddu fu ne ci gox gox yi ba lépp lu fa war incha allah danañ ko def na mu ware man de kenn du ma ca jiitu du ma ni deesuma ca man de ndax doole yemut waaye kenn du ma ci jiitu bu soobee yàlla maa ngi ñaan daal Abdoulaye Seydou Sow moom na def tout pour nu mu ko bëggee na ko wax suñu mbokk maire yëpp suñu mbokk président conseil départemental yëpp que lu war ci foofu taxawaay ya gën a rafet rek nañ ko def ba mu mel nu ngeen ko bëgg boobu tontu daal laa lay jox ci lu gàtt-gàtt nga xam ni fii ma waxee daal fi laa nekk te du ma fa jóg mukk jërëjëf. salaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokki auditeur Plan Actu man maa ngi tudd Samba Thioy man maay chef service départemental élevage bu département de Birkelane. Comme ni ma ko waxee léegi rek di nuyu téléspectateur wala auditeur Plan Actu tey nag li ñu fi dajale mooy CDD boo xamante ni dañuy waxtaan def bilan wu tabaski bi passé mën a préparer ci difficulté yi nga xamoon ne amoon na daaw pour mën a préparer tabaski bii nii. tabaski bii nag dafa nekk ci contexte bu xaw a doy waar tuuti parce que frontière u Mali yi nga xamante ne dañ daan indi ay xar donc frontière bi dafa am problème donc loolu aussi nekk na benn jafe-jafe bu ndaw waaye nag comme ni ma ko waxee léegi ci exposé bi rek nañu fexe ba xar yi nga xamante ni am na fii ci biir Sénégal ñu jéem leen fexe ba mu dem ba dootuñu amati jéggaanati ci xar maanaam yar bi ñuy yor ak yenn projet yi nga xamante ne dañuy investir ci biir département bi ak ci région de Kaffrine ak Sénégal gi yëpp ñu fexe ba projet yooyu yokkuwaat seen production ba nga xamante ne dootul soxlaati ñuy dem di uti ji xar fu feneen ci sous région bi donc là nag ren nag ministre de l'élevage jël na ay dispositions yu mat sëkk incha allahu pour autosuffisance ak ravitaillement yi nga xamante ne approvisionnement ci xar mu doy ba ku ci nekk famille bu nekk mën a am sa xar tabaski ci jàmm. waaw comme ni nga ko waxee rek li may ñaan population bi yëpp mooy ku ci mën a teel a jënd xar nga teel a jënd xar parce que am na loo xamante ni en dehors sax ci côté sécurité mais côté santé la parce que xar war na mën a nekk ak yow 1 mois avant tabaski parce que am na ci loo xamante ni peut-être muy piqûre yeeg date d'expiration c'est-à-dire que muy garab bi nga xam ne piqûre nañ ko xar bi tey bu toogee 1 mois dina war a mën a date bi maanaam tooke bi nga xam ne garab boobu dina mën a seey ci yaram bi xam nga nit ñi nag daanaka doole moo yemul am na xoo xamante ni moom buñ ne suba wala ginnaaw suba lay door a jënd am na ñoo xam ne aussi problème mu sécurité moo tax duñu teel a jënd waaye nag ku ci mënoon nga teel a jënd sa xar nga téye su ko defee dara du la bett beneen bi aussi mooy ñu wax population bi que ne ay gan la ñuy am ñu dalal leen teete leen maanaam gan yàggul quelques jours lañ fi def ñu mën a delluwaat su ko defee bu beneen yo ñu mën a ñëwaat ci jàmm loolu daal laay lancé population bi yëpp di leen jaajëfal encore une fois di leen sant bu baax di leen gërëm maa ngi leen sant. waaw CDD bi mooy chaque année lañ koy def pour préparer tabaski xam nga bu ñu waxee tabaski rek wax xar te bu ñu waxee xar ci Sénégal xel yépp dem ci Birkelane moo tax waa Birkelane war nañoo préparer tabaski bu baax a baax a baax looloo tax ñu daje woon tey dajale acteurs yi yëngu ci mbirum xar yépp pour que ñu xool naka la ñuy fexee ba foiraayu Birkelane bi mën a dund bu am solo ci tabaski bi pour que képp ku ñëw Birkelane mën a am xar bu yomb te baax loolu nag je crois que acteurs yëpp juboo nañ ci ku ci nekk wax na yan pexe la ñuy war a def pour que objectif boobu ñu atteindre. bon man ma fi ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla constaté wu ma situation boobu je crois que nit ñi nag yenn saa dañuy bëgg lu yomb daje kenn ci mbedd mi wala ci bunt bi rek nga bëgg a waxaale xar bu boobaa luñ la ko jaayee yaa ko teg sa bopp mais bu fekkee dem nga ci biir daral bi nga gis gétt gi nga waxaale ak borom gétt gi je crois que di nga am xar bu yomb bu tane mais bu fekkee nag c'est en dehors c'est des spéculateurs ñoo xam ne dañuy jënd di jaayaat di ci teg lu leen neex je crois que looloo tax
ñuy fexe ba képp ku ñëw nga dugg ci biir gis nga temps yi yëpp sax ñu ngi def ay opération pour que daral bi kenn bañ a nekk ci biti di jaay. D'ailleurs on a mobilisé pendant 2 dimanches yi passé un peloton de gendarmes pour que ñu réglementer affaire yi. Je crois que ci biir préparation tabaski aussi nañ insister ci loolu pour que képp ku yor xar di ko jaay nga jaayee ko ci biir bu boobaa spéculateurs yi duñ fa am yoon. wax naa leen ko nee naa leen ñaari at yi wala ñetti at yi ministre daf fii tëb ren waxtaan nañ ak moom bu juboo je crois que fulla bi ñoom ñoo ko war a am ba won ko loo xam ne saa yi fi ñëwee bu fi ñëwee sawar a ñëwaat fii beneen yoon. Et je crois que loolu c'est très simple. L'essentiel est que ñu accueillir le maximum de troupeaux de moutons et puis ñu yombalal nit ñi situation bi loolu bu ñu ko defee rek je crois que du am jafe-jafe. am na aussi yoo xam ne dinañ ci waxtaan bu baax a baax maanaam dañoo remarqué ne que à Missirah li leen may chance mooy que naar yi ak maliens yi dañ fa am ay pàkk di dëkk ku fa ñëw di nga am sa mbokk boo xam ne mu fa installé wu di nga mën a nekk moom te Mbirkilaan loolu daf fee xaw a manqué moo tax envisagé naa waxtaan ak maire pour que ñu xool naka ñi bëgg naka lañ leen di joxe ay pàkk mën a dëkk bu boobaa dina gën a attirer n'est-ce pas borom jur yi fii ci kii Mbirkilaan li ci des mooy du point de vue de la sécurité ñëpp seede nañ ne daralu Mbirkilaan bi foiraay Mbirkilaan moo ëpp sécurité ci yeneen foiraay yi parce que ci ñeenti at yi kenn déggu fi affaire sàcc ci foiraay bi donc je crois que loolu lu am solo la te loolu lu ñu war a vulgariser la pour que nit ñi xam ne fii ku fi ñëw di nga mën a sécuriser sa jur ba nga xam ne di nga jaay ni mu waree te boo paree nga ñibbi ci jàmm ak salaam te doo ci am benn gàllankoor. Moi je crois que li des rek pour que lu foiraayu Mbirkilaan bi jotaat place am mooy ñu xool naka la ñuy fexee ba ñiy ñëw am fi ay njaatige seeni mbokk yoo xam ne ñooy nekk seeni njaatige yow et puis loolu dinañ ci liggéey bu baax a baax ndaxte foiraayu Mbirkilaan il faut que mu dellu ca place am parce que ba tey nit ñi koo wax xar Mbirkilaan lay xalaat maintenant il faut que loolu nit ñi buñ ñëwee ñu mun fee fekk li ñu foog ak li ñu xalaat te loolu dinañ ci liggéey bu baax a baax incha allah merci beaucoup merci à vous